faw nag mu am yëg-yëg lu ko mooy rek da koy bàyyi indi sa kaso ba mu dee kàddu yi nga xam ne jot na ko yëkkati waaye nag ak njuumte la bu ñu sukkandikoo ci ay kàddu yu tukkee rek ci Bakar Domingo Mané xelam dafa màcc jëm ci wàllum politique wala sax li nga xam ne mooy communication politique daañu ci dikk ci biir jotaay xibaar ci ay kàddoom juróom-benn ñoo sa faatu mu di ab l'accident bu nga xam ne moo am sànq ci suba gi sa diwaanu Ziguinchor village bu nga xam ne rek mi ngi foofee ñu koy wees ca Kalien jige Oussouye juróom-benn ñàkk seen bakkan am ñu sa jëlee ay gaañu ñu Abdourahmane Diallo dana si dikk si bi la jotaay xibaar loolu yeex lañu saa toftal dana sa bokk tàggat yaram ak Soxna Fall ndar képpekol yéen kaay xëy dëxa ñaxi la Ahmed Aïdara ngeen taaxirlu ñu xuus si faram fàcce gi di leen dalal jàmm si bi la jotaay yu xibaar fas ki nekk door ak njiitu réew mi président Macky Sall kàddu yi nga xam ne jot na ko yëkkati sa RFI gannaaw bu mu doon seq ak ñoom waxtaan di ca xam ne kon génn ko Khalifa Sall si kaso bi ci ay loxoom la des te nag saa bu amee yëg-yëg dana ko def loolee nag sabab ay laaj yu bari daal di sampu lu bokk na ca ndax loolee ak tayeef la kàddu yooyu mu yëkkati am nag ak xelam si boppam moo ko njuy tontu li ak Ajaratu Aïcha Ñing njiitum réew mi Macky Sall tolloogul ci jox grâce présidentielle maire bu ndakaaru bi woon di Khalifa Sall génn bi Macky Sall def ci RFI ca sommet G7 di wax ne bés bu ma soobee te ma bëgg ko dinaa ko defal ni ma ko defalee ñeneen ñi di dëggal otage politique bi Khalifa Sall nekk ci réew mi di ay kàdduy Macky Sall mi bëgg Khalifa Sall dundee yaakaar te jotagul mu am libertéem ndax njombe la ci ay kàddoom wala xelam moo ko njuuy wala bëgg suuxal ab adversaire politique bu ko bëgg uutu ci réew mi ak lu ci mënti am Macky Sall mooy njiitu réew mi te li mu bëgg moo di benn adversaire politique du jàkkaarloo ak moom rawatina nga bëgg ko uutu ci élection yi ñu dëgmal li askan bi di ñaawlu moo di déclaration yu président de la république di def bu génne réew mi rawatina ci réewu nasaraan yi ci lan la ci jublu ndax yëkkati coow ngir fay coow wala gën a taaral ay jëfam ca biti réew. njuumte la mu di ay kàddu yoo xam ne njiitu réew mi daf ko yëkkati loolee njuumte gënu ko mag ci wàllum communication ak gisee nu ni mel moo di Bakary Domingo Mané xelam dafa màcc jëm ci wàllum communication politique moom nag dafa gis ne njiitu réew mi du ñàkk bëgg-bëgg moo rek fexe woon ba fexe ba askan wi fàtte coowal vacances ga nga xam ne def na ko si biaris tax mu yëkkati yooyu la kàddu waaye nag njuumte la mujjee rek mujjantaloo Bakary Domingo Mané ay kàddoom ak Fabrice Ngema ci téléphone. waxu président boobu suñu naataango RFI laaj ko ñu ne ko loo xalaat si mbiru grâce présidentielle bi nee na dinaa ko def su fekkee am na pas-pas bi am na yëg-yëg xam nga loolu boo ko waxee déjà yaa ngi si lu ñu mën a wax que communication émotionnelle c'est-à-dire que amatul raison bi ngay utiliser te loolu boo koy wax waa Khalifa ñoom dañu bu sa wax ne que da nga dugal Khalifa prison parce que simplement adversaire politique ba bi nga ragal boo ñëwaatee nga ne ko man dinaa ko gracier su fekkee am naa yëg-yëg bi donc loolu day wone ne que mbir mi daal du mbiru rationalité mais affaire émotion la kay gën parce que simplement loolu moo la arrangé beneen lecture bi ma am xam nga président bu mu demee nii vacances fale Europe nit ñi dañu ne président lu tax mu dem alors que liggéey baa ngi fi Sénégal mënoon na toog fi Sénégal dem si beneen région def si vacances mais dem na fale donc coow boobu xëy na tamit moom la bëgg a fay xam nga boo bëggee fay coow da ngay def leneen loo xam ne daal dina andi beneen coow boo xam ne dina couvrir coow. leneen lu soxal bi lay jotaayu xibaar mu di l'accident ba nga xam ne mi ngi am tey jii si suba sa Ziguinchor yoonu Oussouye mu mel ni kon l'accident boobee benn camion la bu rek fekk si benn 7 places mu mel ni kon nee nañu bilang ba diis na lool juróom benn ñoo si ñàkk seen ak bakken am ñu sa jëlaay gaañu leerali yaa Abdourahmane Diallo. njéeye bi mu ngi amee ci 8h30 ci suba si ci diggante Ziguinchor Oussouye ci dëkk bu ñuy naan Kaleyane ab auto 7 places bu doon jógee ca Cap Skirring moo daal di dugg benn camion bilan bi métti lool juróom benn nit ñàkk seen bakkan ci ñooñee ñu ràññee ci chauffeuru 7 places ba ak it yeneen ñaar nit yi nga xamante ne jëlee nañ ci ay gaañu yu métti lool la ñoom ñooñee jot nañu leen évacuer d'urgence ca l'hôpital régional bu Ziguinchor foofee nga xamante ne ñu ngi fay jëlee ay soins intensifs
ci jamono ji kenn mënul wax li waral bi le l'accident waaye nañu jàpp ne ñi nga xamante ne ñoo di autorité yi nekk ca gox boobee ginnaaw bu ñu yëgee li ni mel dem nañu ca bërëb bu l'accident bi amee ngir mën a constater dégâts yi bi le l'accident bu Kaleyane ñëw alourdir li nga xamante ne moo di lim bu nit yi ñàkk seen bakkan ca yoon yi fii ci diwaanu Ziguinchor fi nga xamante ne ci diggante ñaari semaine fukk ak ñaari nit jot nañu ñàkk seen bakkan ci ay accident de circulation ñu fàttaliku sa l'accident bu Badiouré bi nga xamante ne mu ngi amee samedi yemoo ak fukki fan ci weeru août bi ñu génn boobu l'accident sa jot a enregistré juróom benn nit yi nga xamante ne ñoom it ñàkk nañu ci seen bakkan waaye juróom benn fukk ak ñeent yi nga xamante ne jëlee nañ ci ay gaañu ci ñooñee ñu ràññee ci fanweer ak ñett yi nga xamante ne ba jamono ji ñu ngi ci ab état bu garaaw lool. ci wàllu dem beex dikk bi la ñu deseen di yax ñiy liggéeyee kon sa aftu ñoom nag maire ba futt la ñu def dañu waxoon ne sax tey ji si altine ji ay morceaux yu xonq la ñuy xëyee la ko waral du lenn lu dul anam ga ñuy liggéeyee dañoo gis ne dafa desub yëngal ñàkk fulaal daf saa sakkan te loolee nag faw ñu xoolaat ko conditions yi nga xam ne moom la ñuy liggéeyee démb see genn taskatu xibaar yi jot nañu becc ci seen booru jàmbat Oumar Seck mooy coordinateur bu UDT aftu ay kàddoom la ñuy teewlu. waaye réewam fii lañ nekkoon ak ñun di liggéey ñii dee nañ yàlla moom na leen seeni njaboot yaa ngi fi nekk sonn bay bu ko dee kenn garanti wu leen am na ñoo xam ne ñi feebar tëdd Cap Trans bi leen doon fay téye na loxoom fayatu leen amuñu IPRES ku feebar yaay faj sa bopp boo munee nga liggéey boo munul nga toog sa kër perte nga liggéey bi amul sur le lendemain tey ngay liggéey am suba boo xëyee wala nattu yàlla bu la dalee perte nga. marche dinañ grève préavis de grève moom dugal nañ ko plan d'action yi def mooy takk morceau yu xonk bu loolu saafarul ñu dem buntu ministre du transport taxaw fa jébal ko li ñu métti bind ko en écrit jox ko bu ko fajul ñu dugg suñ préavis de grève dugal nañ ko nañ jàpp journée yom lundi mardi mercredi nañ téye suñ loxo ñun ñëpp travailleur aftu kenn du liggéey ñu pénaliser réseau bi taxaw waaw li mu njëkk a def mooy da ngaa dem dëkk la njëkk a def visiter ñu seetaan nañ ko mu jóge fa dem boo mu rëcc xool ñi def transport interurbain bi mais ñun ñi nga xam te aftu ñuy liggéey toll ci 1607 oto toll ci 6000 employés faalewuñu ministre bi nag la ñuy àttu nañ ñëw dox suñu diggante ak transporteur bi sinon lu ko mooy lu ñu woor nañ ci dem ak ñoom ba fu mu yem neex. mu ngoog muñ ba seen muñu kaay yegg si di dëpp gi tax ñu yëglu dànxaaf nañu nee nañu bu ñu leen fulaalul ay bés bi ñu dëgmal dañ gàllankoor dem baax dikk ba ñenn nañu ñu fekk nag sa gare bu Petersen garage ba ñoom nag yenn ci ay clients ànduñu si grève boobee nga xam ne moom la ñu bëgg amal la ñu bëgg kay moo di nag seen i jëwriñ maanaam jëwriñ ba nga xam ne moom la ñu wékku mu gaaw saafara jàmba tukk liggéeykatu tata yooyee lu ko mooy nag dem baax dikk bi bu ñu ko gàllankooree ñoom ñoo ciy loru ñu ànd see Tidiane Diallo. gëréewu dawalkatu bus tata yi annoncé woon dafa mel ni clients yi ànduñu ci ndax lu ëpp ci askan wi tata yi la ñuy jël Mactar Diallo nekk chef de garage tata yi fii ci Petersen. waxu grève bi ñoo ko déggandoo ci média bi mais amul fii kenn ku fi taxaw di expliquer am explication ci affaire boobu noonu xëy nañu ni ñun xëyee oto yaa ngi dem oto yaa ngi dikk nit ñaa ngi liggéey normal mais man ñoo ko déggandoo ñu ko déggee ci rajo bi ay brassard rouge mais gisuguma ko fi takk de instant bu ñu toll nii te tam au niveau du direction amul lenn loo xam ne informé nañu ci wàllum boobu. clients yi ñoom ñu ngi sàkku ci jëwriñ bu yor wàllum transport mu régler situation bi. ñu ne usagers yi vraiment dañuy am problème pour des fois di dem ak ñëw vraiment ñoom bu ñu leen jàppalee ça va nous arranger dina arranger waa APSU ak ñun ñu les usagers ñi dugg ci oto yi bu baax quoi. dawalkatu tata yi dañoo bëgg seen kilifa yi fexe améliorer seen conditions yi ñuy liggéey ndax metti na lool. comme suñu patron yi moom benn instant nii muy loolu quoi parce que weeray dee xam nga ñu lay dawloo benn instant nii xam nga loolu dafa metti parce que dañu am jabar ami tamit njaboot suñu parents noonu la ñu yaakaar quoi kon dañu bëggoon nag nguur gi ñu gën see jàpp rek gën a jàpp si transport bi quoi. ñoom am nañu njort ne seen kilifa yi dañuy saafara seen jafe-jafe yi ci fan yii di ñëw ndax sonn nañu lool. desandi ba tey ci wàllu dem baax dëkk bi ak pont bu Sinthiou Garba sa commune bu Ogo diwaanu Matam xam ngeen ne dafa daan woon jëruñu dénk wàllu nag infrastructure moom la mu xamle jël nañu ay matukaay su ko defee nag dem baax dikk ba xala jàppandi laata liggéey ba du yemb moom Omar Youm mu ngay xam ne ni kon liggéey bi dana yemb feex ñaari weer ay kàddu wax nanga ko baka yokko fii ñuy wax ak yéen ñu ngi ci Sinthiou Garba déviation bi nga xam ne moom moo amoon ay jafe-jafe ci taw yu bari yi waaye alhamdulilah bi mu amee entreprise bi ak Ageroute ñëw nañu fi defar ko defar bu mucc ayib jàpp nañu ne fii ba taw bi di jeex defe naa dootul amat rupture ci déviation bi ñu xam ne nag lii ñuy defar nii du pont lii déviation la woon
déviation nag ouvrage provisoire la léeg-léeg dafay am ay aléas yoo xam ne mun nañ ko perturber dans sa fonctionnalité mais li gën a am solo mooy route nationale numéro 2 bi nga xam ne moom la ñuy defar pont fii ci Sinthiou Garba te dinañ dem léegi ci pont bi ñuy defar ngeen gis ko pont boobu musul dagg pont boobu musul yàqu déviation bi moo yàqu woon en moins de 24 heures defaraat nañ ko circulation bi reprendre na depuis lors et yaakaar nañu ne circulation bi dootul mës a rompre parce que simplement disposition yi ñu jël disposition yu am solo la pour que nit ñi di mën di dem di dikk ci déviation provisoire bi en attendant la réception pont bi nga xam ne ñu ngi koy xaar ci octobre bii ci ñaari weer incha allah. ñu bawoo sa Ogo diwaanu Matam daal di nag dikk sa Mbour foofee nag ñu ngi ci wàccaayu kankurang ba ni ki démb am nañu ak doxub tàggatu ngir nag ñaax sa ñi nga xam ne ñoom ñooy askan wa dëkkee sa gox ba ngir xamal leen ni kon mbirum kankurang boobee da jëmmaal aada ak cosaan rek lañu sa jublu waaye da nag du ak fantasiro ñaax nañu sax waajur yi ngir nag mu di thème bi ñu tànn ren ji ngir nag bu ñu amee doom ñu faral di ko dem yóbbu ji ñu bind ko ngir moom ay kayitu juddu leeral yax Pape Gueye. ñi bokk ci collectivité man rek dox nañ ci dimanche bi ngir waajal kankurang bi war a génn le 1er septembre ñaamal dox bi nag profité nañ ci waxtaane li ñuy wax état civil surtout déclaré xale yi buñ juddoo Abdoulaye Mbaye moom moo jiite cellule cas Sadio Kounda bi. ren mooy suñu ñeenteelu at ñuy def randonnée pédestre bi pour tàggat yaram ak encore sensibilisation ci ay volets yu bëri ren jël état civil maanaam nit ki dundam loolu moo koy déterminé nit bu juddoo war nañ ko yóbbu mairie déclaré ko su takkee jabar ñu ne kat war nañ yóbbu moog jabar ji foofu bu deew it ñu doon ko certificat de décès donc loolu dafa am solo trop ci dund maanaam day résumé sax dund nit. ki ñu bàyyi la bés bi nag di DAGE ministère des infrastructures et des transports terrestres di doomu dëkk bi rafetlu na thème bi ñu jël waaye woon na xale yi it ñu dal ba kankurang ren bi du am benn fitna Abdoulaye Mbacke Sarr. mu doon occasion ñu demander parents yi surtout ñuy déclarer rapidement seen i doom kankurang at yi passé nga daan toog dégg ay yenn affaire yu ci rax yoo xam bokku ci donc ñu leen di ñaax ñoom tamit xale yi ñu gën a waxtaan ak ñoom gën leen a ñaax ñu xam ni kankurang vraiment mbég dafa war a ànd ak mbégte boo gisee kankurang day ànd ak sa jàmba donc fecc lay àndal donc fecc nag mënul ànd ak violence. ñu fàttali nag ni bi ñuy sos cellule bi jubluwaay bi moo doon fexe ba xale yi bàyyi violence bi nga xam ne moom mooy am ci kankurang bi di jamono mbégte pour mbuurwaay yi. amul benn société bu nangu violence toutes ces formes amul donc kankurang dañ ko bokk ak waa Mbour donc jàmm lañ soxla moom la ñuy woote te waa Mbour tamit jëm jàppale ci loolu. ñeenteelu édition bi nag mbuuraay yi génn nañ ngir wane seen ànd ci doxalin bi. ay ca ñaareelu pàcc bi la jotaay xibaar tàggat yaram lay doon. mu ngoog ñaareel pàcc bi la jotaay xibaar tàggat yaram ak Soxna Fall maa ngi laa nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Mambay Ndiaye naka yi tey sant yàlla rek. ak yu tey. ñoo ngi tëb boobaag léegi. sant yàlla alhamdulilah nañ ko lijjanti rek. dina baax. ja tàggat yaram ñu fas yéene ko door ak Mbaye Niang nga xam ne la muy wane ci club bu mbax la muy wane fii de dafay wuute. doxteelu championnat la ñu nekk foofee ca France Mbaye Niang international sénégalais bi dugal na ñaar ci ay but muy lu am solo waaye bu nu sukkandikoo rek ci li nga xam ne tàttaan nañ ko ci ay technicien bokk na ci Karim Mané ak kii di Badara Sarr les xam ne rek mooy Mbaye Niang li tax kan bi xëy na mënul woon a dugal but pression bi moo bari woon ci kawam loolu benn la ci rek li nga xam ne moo koy rek firndeel leneen li mooy positionnement bi muy am en équipe en club ak en sélection dafa rek wuute ñu teewlu seen ay kàddu. enjeu bi dafa tegu woon dafa diisoon lool ci ay mbagam. pression bi xawoon na bëri trop parce que nit ñi dañ ko doon xaare lu bëri. ensuite calculer ni aussi que moom mooy titulaire mais si ginnaawam am na ay joueurs yoo xamante ni yu xarañ yoo xamante ni ñu ngi doon xaar seen place. système bi nga xamante ne bii moom lañ tegoon permettre ko woon pour mën a génne qualité yi nga xam ne moo am ci moom donc dafa nekkoon frein ci moom il faut que nga nekk ci environnement bu baax ak nekk ci schéma boo xamante ne dala mën a permettre nga génne say qualité de buteur. moom presque liggéey point d'ancrage comme ni ñu koy waxee foofu parce que day jóge fu sori des fois am na ay espace yoo xamante ni beneen attaquant bi presque moo koy créé ba nga xamante ni mën na ci engouffré wu d'autant plus que aussi seen latéraux yi baax nañ trop pour yéegal bal yi pour di ko defal ay centre yi nga xamante ni mooy donc contexte yi daal soo dee xool mooy wute ba nga xamante ni joueur bi aussi généralement mun na dox ci biir contexte alors que ci beneen contexte mun na bañ a dox mais quand même dañu xam ni attaquant bu baax la. sa Paris Saint-Germain moom dafa mel ni Gana Gueye tàmbali naa wane boppam.
wane na ko nag démb Paris bu muy jongante ak Toulouse daan ko ñeent ci dara. Gana Gueye milieu de terrain international sénégalais ñëw rek ca Paris naka ren jille jóge ca Angleterre foofee ca Everton wane boppam bu baax mu ñuy wax li nga xam ne mooy ndoxteelam foofu ak clubam bu yees bi di Paris Saint-Germain di sa Gana Gueye. Quand on est entouré de may joor mag intégration bi day gën a yomb ci ñun mu facile aide nañ ma ci lu bari waxtaan ci lu bari loolee yombal na samay mbir def ndax dama fi ñëw ngir rappeler sama bopp. On verra comment ça va se passer. ni noonu ca Paris lañu waaye am na ñetti blessé bokk na ci Abdoulaye Diallo kii di Cavani waaye tam Mbappé xibaar ñoom dina rek toog ñetti semaine ci cuisse gauche bi 4 semaines boo moyul dina ko toog du daal di jongante jëm ci wàllu wu ni mel. ñi bawoo sa Paris dikk Sénégal wutali Louga addu jëmale ci phase nationale yi mu ngay wëy. dellu Louga sama dëkk foofee nag fa la ñuy amalee phase nationale yoo xam ni public bi day ñëw di wuy si bu baax a baax muy am folklore ak ambiance ñi ngi koy wëyal waaye duñu fàtte ni Daara ak Linguère tam ci phase nationale yi lañ bokk ay match ma nga fay am kii di njiit li ONCAV Amadou Kane dana jox kàddu gi mu daat ñuy wax li nga xam ne moo am ci phase nationale yi ak fin ci tollu. benn poule bu nekk Daara am nañ déjà ñaari qualifié beneen poule Daara bi tey lay pare Linguère ak Kébémer ça continue à Louga aussi mu ngi continuer soo les confrontations yi nar a am ci huitième de finale ak quart de finale yi nga xam ne nous allons vers de grands matchs te démb képp ku seetaan jamono contre Penc match bu nga xam ne stade bi daf fees y avait ak football bu rafet moo fa amoon wane neen que football nawetaan bi macha allah mu ngi dem cadets yi tamit commencé nañu ñu ngi seen suñu deuxième journée tey delà de cela université bi suba lañ ko waroon démarrer mais problème technique n'est-ce pas moo tax ne dañ ko reporté ba jeudi vendredi théâtre bi tamit lëkkat comme ni ñu waxoon budget bi moom ba léegi bëggaguñ ko dëgg la mais malgré tout ñu ngi avancé lu manqué woon si budget bi presque 22 millions la te recettes yi ñu doon am si stade yi n'est-ce pas soo xoolee première journée bi ouverture bi 3 millions 800 la ñu am au niveau de Louga ñu am Kébémer 1 million dama la jox une idée rek des recettes recettes yooyu moo tax ne mu wàññi gàpp pour bouclage bi nga avec disponibilité gouverneur bi les préfets autorités politiques yi qui nous ont soutenus mais disponibilité surtout population bi ñu ngi avancé ndànk di ñaan yàlla nuñ ko commencé yàlla ma ñu continuer. kon ñu bawoo sa dëkk Louga wutali Maroc ak Jeux africains mel ni kon karaté Sénégal am na ñetti ay médailles waaye it volleyball ña nga ca. mi ngi noonu ci wàllu karaté ñetti médaille de bronze la ñu xëy am juróom benn final lañ doon amal kon ñett la ñu am daal di ñàkk ñett yanu ca am ci wàllu médaille kon ñii ñoo ko rek daal di am mooy moins de 60 kilos yi moins de 84 kilos yi ak équipe bu jigéen ñi góor ñi ñoom seen équipe dafa rek ñàkk ci kanamu Tunisie. volleyball local la ñuy waxtaanee coupe du Sénégal demi-finale yi des na ko doon wéyal naka ci dimanche bi ci stadium bu Marius Ndiaye kon résultat yi nii la daal di tëddee saltige moo dóor UGB ñett ci ñaar ci wàllu set ñii di waa UGB ci wàllu góor ñi daal di làpp police ñett ci ñaar ISEC ci góor ñi ba tey daan saltige it ñett ci dara kon loolee mooy résultat yi ñu rek nemmeeku ci wàllu volleyball di fàttali ni athlétisme tey jile lay door foofu ci Jeux africains yi des na ci ñëwaat yeneen xibaar ngir xam fan lañu daal di mujjee. tàggat yaram sa biti réew sénégalais kenn demul ñu des de. mi ngi noonu ñu ngi wane seen bopp neex naam ak ndorteel la comme sànq ni ngeen ko gisee Mbaye Niang moom dugal na ñaareelu bi yoom Idrissa Gana Gueye tam def lu am solo ak Paris Saint-Germain ca Suisse Ibrahima Ndiaye international bu bu njëkk ak clubam bu yees bi gannaaw bu jógee wam ca France nationale 2 kii di Daouda Ndiaye dugal ab fa ñàkk ñu bàyyi leen ngeen suivre seen ay but. Vidéo, il prend sans doute la bonne décision en prend un penalty. Ce penalty va être raté, arrêté. Salin a Gute Aktion von Ibrahim den FC. ñu
waxtaanee rek programme mu naka suba demi-finale football ci Jeux africains yi Sénégal ak Burkina Faso ñoo ci daje bu 16h jotee nag ci wàll wu ni mel ci jamono jooju basketball Sénégal ci góor ñi ñu ngi waajal Chine bu baax a baax ne démb seen match xarito wala tournoi bi ñu doon amal am nañ ndam lu yaatu ci kanamu Porto Rico loolee di firndeel ni rek di wane seen bopp laata ñuy door bi li compétition Mambé Ndiaye xibaar yi buur na ci tàggat yaram. jaajëf ñu bàyyi la nga dem def yi fi njóobeen bon appétit. jaajëf. Soxna Fall li ngeen di teew ci wàllu tàggat yaram moo leen koy jox suñu jotaay xibaar neskis ñu nar keppe ko la yéen kaay xëy dëxë Ndiaye Xelaaj Ahmed Aïdara. waa géej gi day mi ngi rey rek de maar day taal tribune yéene kaay ne en tout cas lu tolloo juróom benn fukk ci ay doomu aadama day waaw géej gi daal dina leen rey inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dama ne la géeju géejawaay gée moo jël kubba laa la wax lu tolloo ñaar fukk ak juróom ci ay doomu aadama day dee nañu allahu akbar ma ne bu mujj bi laa la wax xinaa nimsaat la ca géej ga samedi ji ñu génn dama ne géeju Mali bu bee kookoy pee dama ne la moo won rey leen jéggi na dayoo laa la wax te jamono joo xam ne nag maanaam géej gaa ngi rey day tali bi tamit mi ngi rey de ubil réew mi quotidien nañu la ëpp ñeenti téeméer ci ay doomu aadama day ci 2019 bi waaw ñoo daal di dee ca yoonu Ndios moom ak Fatick bale lu tolloo juróom ñaar fukk ak juróom benn ci ay doomu aadama ñàkk nañ fa seenug bakkan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun maa la ko wax ci fukki weer ak juróom-ñeent yi nag laa la wax lu tolloo juróom-ñetti téeméer ak ñeent fukk day am ca ay gaañu allahu akbar ñooñu dem nañu ama daan soxo dem na de tribune yéene kaay ne réew mi day delloo nañ ko njukkal Moustapha Niass na jàmbaar daanu na adduna ñàkk na nekkul Afrique ak Sénégal kese nit ku dëggu dem na ku am gis-gis dem na un visionnaire lu mu miti Ahmed daan soxo du dellu ginnaaw moo Ahmed daan soxo moo mais réew mi quotidien nee na mooy suñu Mandela daal dinañ koy denc ci diwaanu Ndar géej Saint-Louis du Sénégal Le Soleil yéene kaay ne ku bëgg réewam dem na de ci yàlla évidence yéene kaay ne Abdoulaye Wade lam gisoon day dikk na de mooy maanaam ñi nga xam ne nag ñoo ko séqoon ak moom di ay adversaire politique am day waxoon na leen ne di ngeen dem de walaay di ngeen ma fi baax Tanor Dieng dem na daan soxo dem na Djibola Dika dem na waaye yow Macky Sall moom fan la dem Le Quotidien yéene kaay ne France en tout cas déclaration bi nga xam ne kon moom la def ci grâce Khalifa Sall bi day waaw ñi nga xam ne ay xalifiste lañ ñi ngi naan Macky Sall cim Macky dégoûte les xalifistes moom président Macky Sall moomee ci Vox Populi waaw nee na bis bu ma ko sentiree na ma ko teg ca waaw danaa ko def way samba mété buur yéene kaa gi ne dama ne grâce waaw ci caatum réew mi lañ ko bind ci constitution bi lée président de la république daal moo am kattan daal di jéggale génnee waaja ca kaso ba ci moom la dépendre de moom kese yéene kaa gi ne moo taxit Macky Sall tamit yekk nañ ko lu mel ni xeme laa la wax Moussa Tine waaw nee na Khalifa Sall day ma nga ca kaso ba te la ko bàyyi ca kaso ba day waaw moom la bakkanam la topp moom la te moo ko dëggal tey ji Macky kay dëggal na ko Gallo Diaw ne waaw kaddu yu jubadi yi nga xam ne kon moom la Macky Sall mi la yëkkati day leer na nañ léegi waaw ne Khalifa Sall day ab otage politique la loolu dëgg Walf Fadjri ne Khalifa Sall day ma nga ca biir pax ma ca biir kaso ba waaw parce que Macky Sall la neex loolu la Macky Sall sentir way samba Macky Sall ci boppam kon daal dinay dëggal ne sentiru ko te bëggu la baal tamit Khalifa Sall mi lée yéeni kaay Sidi Lamine Niass gi ne gis nga grâce présidentielle waaw caatum réew mi lañ ko bind président de la république ci boppam kon moo am kattan googee waaw moom kese nag laa la wax bu ko na mais daal te bëgg ko daal di koy def Macky Sall ne kon nag li presse bi di wax journaliste yi la ñuy wax ci wàllum grâce ak yooyee waaw man mënuma cee wax daal en tout cas daal bis bu ma ko sentiree nam ma ko teg ca bëgg ko waaw danaa ko def way samba Babacar Thioye ba ci lay sa ko yéene kaay waaw nee na Macky Sall day ñin mënatul wax wala mu def lu ñu bees laa la wax déedéet Macky Sall nag bu ko neexee mu xalaat ne ci coobareem ak ci bëgg-bëggam la Khalifa Sall ko nekkee ci kaso bi la waaye juum na parce que ñin dee la ñu jàpp waaw Khalifa Sall nekk mi nga xam ne kon mi ngi ko nekk ci kaso bi ni la day ndogalu yàlla la neex rek boobee benn ñaar Khalifa Sall dafa nekk ci kaso bi la parce que d'accordul waxaale ak kenn xaaf bu ko neexoon génn na ki jiite jigéenu Khalifa si day ci Ndakaaru Njaay jël Jóob waaw nee na mësuma gis ñetti gu mel ni le laa la wax ab acharnement sauvage soxor ba mel ni rabu àll waaw Aïssatou Fall nee na Macky Sall ci boppam man daf maa dëggal Macky daa dëggal ne Khalifa Sall otage politique la waaye nag comme que Macky Sall xeex la bëgg dana ko parce que ñun jigéenu Khalifa si day daal dinañuy bare Barthélémy Dias waaw nee na ñi nga xam ne ñoo fi nekk di def dialogue politique ak yooyee nañ jug taabal ja nañ bàyyi dialogue politique bi laa la wax te naqarlu agression bu salte bu ñaaw bi nga xam ne kon ñu ngi koy agressé kon wàllum liberté gi la ak wàllum démocratie ñun nag dañoo mës di bañ ñi ngi bañ ba léegi te bu ëllëgee dañuy bañ lu jëm ci wàllum waxtaan ba juboo wala mbirum santas ngir Khalifa Sall génn ci kaso duñ ko def tey te duñ ko def ëllëg laa la wax man Barthélémy Dias maa ko wax exclusive yéene kaay la mu wax waaw mooy Macky Sall daal daanaka dani rek saa yu ma neexee su ma ko sentiree rek def ko waaye samba te moom Macky Sall